jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay point corona ni ñu koy defee bés bu jot ñu ñëwaat tey fas yéene leen indil pàcc ci waxtaan wi ci loo xam ne ni luy jariñ askan wi la ci jamonoy jafe-jafe yi nga xam ne réewi Sénégal nekk na ko wutewul dara ak ni ko àdduna bi yëpp nekkee ku nekk nag ci wàllam la nekk rek ci li nga xam ne nii mooy jafe-jafe waaye am na loo xam ne Sénégal mu ngi koy sante yàlla booba ba léegi ndax ëpp na weer bi fi doomu jàngoro ji duggee fii ci biir réew mi naam bakkan rot na ci ñu koy fàttaliwaat doomi Sénégal bi di Pape Diouf moo ci ñàkkagum bakkanam suturaal nañu ko barki démb di yokk di ko ñaanal suñ jotaayu tey bi it balaa ñuy dugg ci li nga xam ne nii moom la ñu fi waxtaanee weer ak léegi réew mi it wax dëgg fa yàlla xëy na tey loo xam ne tiis la ndax koo xam ne dafa bokk ci ñun bu ma nee ñun du waa Futurs Médias rek Sénégal laay wax koo xam ne dafa bokk ci Sénégal yëpp muy Alaaji Alioune Badara Diagne Golbert di suñu papa ndax suñu papa yi wëllëre la bu ñu bokkal liggéey muy Malal Junior Diagne ñu koy massaw di ko dénk xolu muñ ndax mujj bu rafet kat weesuwul lii jóge fi seede yëpp doon benn seede la lu baax bu ñu sañoon nag Golbert li mu yeyoo lu rëy la ci réew mi tolluwaay la rek waaye bu dul noonu loolu tey nga xam ne léppay tënku ci biir réew mi ndax bu génnoon àdduna ci yeneen jamono nga xam ni la ñuy gën a xam dayoom ndax lépp ci moom lay delluwaat programme yi dana arrêté lépp jëm ci rendre ko hommage yitte nit ñi dana dakk ndax ku nekk dana bëgg a teew defal ko Fatiha ak lixlaas bi nga xam ne gëmoon na ko ndax ci seede yi tey ñëpp gëm nañ ni Golbert waajal na boppam dee tiitalu ko woon ragalu ko woon xëy na moom kay li nekkoon sax tiis ci moom mooy ñi mu fi bàyyi ndax ñooñu duñu xalaat ni lu diis la ci moom waaye ñu waxaat ko rek seede bu rafet weesuwul défi say mbokk taxawu la suturaal la askan wi yëpp seedeel la lu rafet ñaan yëpp yàlla na ko fekk fa mu tëdd foofu ci Ndar am na kilifa gu waroon a bokk ak ñun jotaay bi ndax tey daf ci yeyoo woon trop muy le ministre des solidarités monsieur Mansour Faye waaye nag gannaaw mooy meeru Ndar te lu mel nii su xewee wax dëgg fa yàlla donte nee nañu du jamonoy mbooloo du jamonoy dëju mbooloo waaye nag en tant que maire de Ndar mënuloon a ñàkk a teew jege famille bi ba tax na ñu yewi ko ci suñu jotaayu tey bii terewul li nga xam ne nii moom la ñu sumboon bëgg koo waxtaanee te lépp delluwaat nag tey ci askan wi ci jamonoy jafe-jafe yi ñu nekk nii ndax donte feebar bi di coronavirus Covid-19 mu ngi fi ñi nga xam ne yàlla suturaal na leen feebar bi dalu leen ñu ngi continuer di wattu bu baax di def li ñu leen digal yëpp allah kulli hal war nañ continuer di dund te dund nag la ca jiitu mooy ñaq daan sa doole te jàpp nañ ni lu bëri tënku na tey ndax gouvernement bi ci boppam loolu la digle ñu wàññi dem beeg dikk bi te dem beeg dikk bi su amul mooy xëy liggéey yi wàññeeku na wala amul réew mi nag dafa bari ñoo xam ne dañuy xëy lijjanti ji li ñuy añee bu ñu gontee la ñuy lijjanti lu ñu reeree boole waale ci ndékki ëllëg la bés bu ne noonu lañ koy doxalee donc loolu dem ba dikk bi su amul bu yàggee bu weesoo li ñu dajale woon te fii dajale bi kat xëy na du weesu semaine de ci sama genre yi donc bu xawee dem diir dana commencé dëgër boobu nag moo tax ñuy waxtaaneek ñi ko séq moo xam ay acteurs lañu moo xam bu ñu soxlaa ci ñoom la ñuy dem di jëndi waaye ñoom it balaa ñoo jaay dañoo lijjanti seen bopp ba pare muy commerçant bi muy taaba yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu tënk leen ci kooru artisan réew mi sax damay jàpp ñëpp artisan lañ ndax corps de métier yi nekk ci artisanat boo ko fi dindi woon économie bi dara desatu fi commerçant yi nga xam ne it ñoo yor suñu lépp bu dul gros importateur bi di borom bitiku mbagg bi ba ci ki nga xam ne nii mooy dem ci borom commerçant bu mag bi yore magasin am mu koy jaayle jël ci marchandise yi di ko jaay ci tali bi bëgg lu mu yóbbu bu ñu demee ba réew mi toll fii
war na ñoo xalaat ëllëg nu ñuy dundee. ma am mbégte di fi dalal Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif UNACOIS Ousmane am nañ mbégte lool di la fi dalal. dalal jàmm. jërëjëf Ablaye maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi di am mbégte di fi dellu si ngir jàpp ci liggéey bi ndax fi jamono toll ak contexte bi li mu laaj. maa ngi leen di masawu coono yi di ko masawu kilifa yi réew mi ak waa réew mi yëpp di jaale réew mi it ñi fi xew di leen jaale Pape Diouf ku ne xam na ko xam nañ demam fi mu toll réew mi ak naxar gi mu jur loolu seddagul yàlla jëlati Alaaji Golbert Diagne moom it ñu xam li mu tekki ci réew mi ak fi mu mës di taxawoo réew mi jamono jo loo xam ne daal jamono ju jafe la ci réew mi yàlla na ko fi yàlla yemale ñi nga xam ne dem nañu yàlla xare leen àjjana ñii feebar tëdd yàlla na yàlla yëkkati leen ñi nga xam ne nag dara jotagu leen yàlla na yàlla jubal seen xel ñu ànd ak dal ba sàmmonteeg charte yi nga xam ne moom la ñu tëral ci réew mi yaa ngi koy wax dem beeg dikk bi jafe na waaye li nga xam ne ci moom la ñu war a tënku ñun ñëpp ci réew mu ndaw mu mel ni Sénégal mooy fexe ba activité économique bi bu mu taxaw mën naa ralenti waaye bu mu taxaw parce que bu taxawee rek dana jur situation yoo xam ne dana jafee lijjanti. defe naa ni équation bi nga xam ne moom la kilifa yi ngànk réew mi am équation bi gën a rëy mooy nu ñuy fexe ba tënk doomu jàngoro ji law bi bañ a yokk ndax ba fi mu toll nii lu ñu maîtriser la law bi bañ a yokk waaye nag gannaaw dañoo jàpp ni law bi mu ngi aaju lu bari ci jëflante bi. ci dem beeg dikk bi. ci doxi soxla yi. njortu nañu ni mën nañoo yegg ba ci ne. confinement total njort la rek ndax yeneen réew def nañu ko ci la ñu yaakaar. te bu boobaa nag. jaw des xam benn ñu dellu si ci li nga xamante ni moom la mooy wàllu Ousmane Sy Ndiaye te ñu war cee waxtaanee feggoo ak yow féete ma càmmoñ Moussa Niang ci yeneen i jamono bu ma neexoon ne ANBS waaye nag tey daf fee toogal li nga xam ne nii moom la ñu mënul définir corps artisan yi ñii ne nañ 170 corps de métier la waaye boo limee 170 yi ba noppi. da nga limaat 170 yoo xam ne ñu ngi fi ba yu mel ni moom Sénégal moom ñëpp artisan lañ taaba gi Moussa Niang président conseil national des artisans du Sénégal dalal jàmm. jërëjëf Ablaye ñu ngi lay nuyu di la ziar ci bis bu tedd bi di nuyu Sénégal yëpp di comme ni ko sama frère waxee di ko nuyu am contenté aussi bokk ak moom plateau bi Ousmane Sy Ndiaye ñu xam ko ci. lu yàgg di ko suivre di am mbégte kon tey bokk ak moom plateau bi di wax ni aussi di jaale comme ni mu ko defee mooy Pape Diouf mooy Alaaji Golbert Diagne bu Ndar ak ñeneen ñi nga xam ne aussi bon génn nañ fi àdduna yëpp di ñaan yal na leen yàlla xare aljana di wax ni aussi jamono bi nekk jamono bu tiis la wax nga ko muy benn crise boo xam ni c'est mondial muy loo xam ne aussi lu metti la di ci massawu aussi personnel soignant bi ñu nekk ci première ligne bi di leen ci féliciter di leen ci rendre hommage di ci aussi wax ni rek bon jamono la àdduna moom noonu la li ëpp solo rek mooy ñu fexe ba nga xam ni boroom xam-xam bi li ñu wax ci liy fekk jàngoro bi ñun ñëpp ñu tënku ci te ni ko Ousmane waxee léegi am na yoo xam ne nag bon mooy la sécurité alimentaire li nga xam ni il faut nga dund pour mën a taxaw ñu fexe ba si ba mu bañ a naax saay wax nga ko on parle de plus de 130 corps de métier artisanat ñu nekk ay taaba mu am ay strates yu bari nag am na ñoo xam ne peut-être dinañ mën seen bopp am na ñoo xam ne mënuñu seen bopp am na ñoo xam ne tey jii suñu xëyul suba duñ joxe dépense et cetera muy am benn diversité bu mag mais muy loo xam ne aussi moom lan moom réew mi noonu la bindoo ñu war a xool nan la ñuy adapté woo ci loolu ñu moom ba dooleel ko ba nga xam ne crise yu am ni su amatee dinañ atténuer impact négatif yi kon ñu ngi lay sant di la gërëm di remercier di nuyu borom kër gi aussi Alaaji Youssou Ndour. justement moom moomu sax moo yëkkati bàkk bi nga xam ne nii law na tey te waral jotaay bi te programme yi télévision Futurs Médias yëpp tënku ci muy daan corona daan nag dañ koo xamee buñ ko yóbboo sax ci làmb lépp di tàmbalee léewatoo waaye nag léewatoo ak koo xam ne chaque jour mu ngi def pas di ñëw ci yow boo moytul moo lay njëkk a dugg jàngoro ji fi mu toll ci àdduna lii baax mooy ñu leen di fàttali li ñu fi waxoon ak fi ñu ci toll tey démb ñu ngi leen di wax ni
ñu ngi ci 985 000 cas bi ñuy tàmbale suñu jotaay démb 985 000 cas ba ñu waxoon leen ni sax yeggaguñu ci million li ko tere woon bariwul jamono ji ñooy wax ak yéen mu ngi ci 1 million 18 000 cas 1 million 18 000 cas diggante bëccëgu démb bi ñuy tàmbale suñu jotaay ak tey mu mel ni ki jàngoro ji dal na lu ëpp 30 000 personnes ci àdduna waaw ma ne loo xam ne bis bu xëyee dal ci kaw 30 000 personnes ci àdduna bi bari na fii ci Sénégal suñu jotaayu démb bi ñu koy tàmbali ñu ngi woon ci 195 nit yoo xam ne doomu jàngoro ji jot na leen a dugg 195 baax na ñuy wax ni démb juróom fukk ak juróom jotoon nañoo wér ba ñibbi seen kër tey lim bi mu ngi toll ci 207 cas dafa am sax barre symbolique boo xam ne nii baax na franchir nañu ko ndax démb bu ñuy wax 195 mooy ñu ngi woon ba léegi ci suufu 200 xëy nañu tey point bi nga xam ne nii ministre Abdoulaye Diouf Sarr def na ko mooy ñu ngi ci 207 cas ñaari téeméeri nit ak juróom-ñaar yoo xam ne doomu jàngoro ji dugg na ci ñoom kër docteur mu ngi leen di toppatoo am na kenn koo xam ne wàcc na ci muy Pape Diouf ñu génnee ko ci lim bi terewul baax na ñuy wax ni juróom benn fukki nit ak juróom benn ci tey wér nañu ndax juróom fukk yeeg juróomi démb yi am na ñeneen ñu ci yokk wér ci bésu tey bi ba ñu yewi leen bàyyi leen ñu dem seen kër baax na am na ñuy wér bari na sax ci boo ko méngalee rapporté ak limu total bi waaye nag liy dëgg mooy jàngoro ji musula dellu ginnaaw ci Sénégal bi mu fi duggee le 2 mars ak léegi ñu ngi ci 2 mars la fi cas bu njëkk bi dugg ñu ngi tey ci le 3 avril weeru yàlla jàngoro ji amul bés bu ñu xëyee ne lim bi wàññeeku na wala tey dara teguwu ci amagul moo tax léewatoog koo xam ne moo lay song di ñëw boo deful pexe bu lay dugg xawma ci langage yu mbër yi bu baax ba bu la duggee nga am noo ko def ba mu toog boo moytul buy ñëw di ñëw dana la song xëy na nag ñun ni ñu fagandikoo daan ñu du yomb moo tax ñuy fàttaliwaat waay li nga xam ne nii mooy musal ku ne ci jàngoro ji du ñu tay ci di ko wax du jàngoroy borom daraja du jàngoroy baadoo la du jàngoroy sax ki ne ci mbedd mi te amul fu mu tëdd amul fu mu làqu li ciy musal nit ku ne ci ñun mën na ko bu ñu defee som bi nag mu doon li sauver réew mi guléet jàngoroo ngi nii ñu naan du dal borom daraja yi parce que borom daraja yi léeg-léeg bu jàngoro ñëwee wala bu leen duggee am nañu lu ñu fajoo mais jàngoroa ngi nii guléet muy ki am ak ki amul mën na laa dugg te ni muy def borom alal ji lay def baadoola bi te pexe mi ñun ñëpp am nañu ko mooy set ci suñuy loxo wàññi saafonte ba duggante bi waaye bu ñu baree ay yitte yoo xam ne yu mënul ñàkk la ñu fexe wàññi ko ndax boo amee fukki yitte ci bés bi xëy na mën nga koo dox benn yoon te mu bañ a doon ay jaabante dana la yokk suturaal ñu yokk ci nag ne nañu moytu saafonte bi xew yeeg yooyu ñu bari sax tey ñu ngi koy doxee mais nan ci yokk gis nga yàlla nattu yi ñuy teg Sénégal amuñu lu weesu sa nit génn àddina te suturaaluñ ko taxawaluñu ko mais dem nañu ba intégré ko mel na ni kii nangu nañu loolu tey jamono dina ñëw ñu duggaat ci saafonte ñu duggaat ci hommage Alioune Badara Diagne Golbert mi fi bàyyeekoo waaye Sénégal yoral na ko loo xam ne bu ñu jógee ci lii foog ñu rendre ko hommage Pape Diouf bu ñu jógee ci lii waaye foog ñu rendre ko hommage daw nag baraw ci ngóora la bokk jàngoro ji jar naa ragal ko docteur yi nee nañu ñu ànd ceeg dal ñu ngi def ay résultats mais bu ñu naagu te gis ngeen professeur Moussa Seydi nee na moom bañul jël ay responsabilités am bu nu ci yeggee bu jaree mu ne président de la république pexe mi pour mu bañ a law mooy nañu tëj ñëpp tënk leen diiru fukki fan ak juróom nga xam ne période de incubation bi foofu la bu wàllul kenn demul ci kenn ñu mën a jàpp ni kat am nañu ascendant ci kaw jàngoro ji loolu nag mën nañ cee bañ a yegg bu ku nekk faggandiko bi daal ku ne mënal na ko boppam ñu yokk
ñaan def ko doxale ko ni ko waa Kër Docteur waxee ndax nag loolu mooy pexe ñu dugg nag ci li nga xam ne nii moo ñu fi tax a toog tey wax dëgg fa yàlla jàngoro ji waxtaanee nañ ko ci anam bu nekk Kër Docteur gindi nañu ci wax nañu virus mooy lan nu muy def ci doom nit bu duggee ci sa yaram loolu moom defe naa sénégalais tey miis nañu ko waaye nag Ousmane Sy Ndiaye dafa am loo xam ne nii moo fi nekk gannaaw jàngoro ji loo xam ne tënk na économie àddina réew yi ku nekk ci ñoom yaa ngi wax nooy taxawoo économie parce que nag économie mooy dundinu doomu aadama doxalinu bés bu nekk balaa loolu ci secteur bi nga xam ne ci ngeen nekk UNACOIS fës ci am ci doole am ci taxawaay ci biir réew mi ndax moo ëmb mbooloom commerçant importateur la ban njeexital ngeen amagum ci jàngat jàngoro ji nu mu defagum ci secteur ak activité bi. jërëjëf Ablaye jàngoro ji moom jeexit bi mu am ci àdduna bi moom la am Sénégal ni mu tënkee économie mondiale ni la tënkee économie africaine ni la tënkee économie régionale bu CEDEAO bu UEMOA ak bu Sénégal bon ñëpp ci yem fi mu ne nii réew mu ne sa bopp nga tal réew mu ne sa peuple nga tal réew mu ne sa santé njaboot nga tal moo tax soxla moom boo déggee ne nekk na ñaar rek dafa fekk ne ñoragul fi mu ne nii soxla si nga xam ne moo taxaw ci réew mi mooy fexe ba daan corona loolu nag li nga ci wax moo ci nekk boroom xam-xam yi wax nañu naka la ñuy sàmmonteeg charte yi ba rëcc ci ku yebu rek tege ci waaye dañu war a fexe nag continuer bu fekkee ne ñu ngi xeex ak jàngoro ji dafay bokk ci xeex bi ñu fexe ba activité économique yi mën a di dox naam sooxe na parce que économie mondiale bi yëpp c'est au ralenti rawatina nag suñu réew yi xam ne daanaka dañu xaw a dépendant sur le plan économique impact boobu nga may laaj dana teel pour ñu mesurer ko waaye effet yi nga xam ne moom la ñu ressentir tout de suite ci marché bi mooy activité d'importation yi d'abord wàññeeku na bu baax a baax fekkoon na nag alhamdulilah ñu approvisionné marché bi. stock am na fi stocku dëwlin am na stocku ceeb am na stocku suukar a ngi fi meew am na stocku pat am na ci réew mi daanaka booy xool li nga xam ne moom la sénégalais yi jëfandikoo au quotidien loolu yàlla dogal na. denrée de première nécessité. denrée de première nécessité yi loolu yàlla dogal na ñu fàgg woon ko ba pare yi fi am ci stock dal na xel parce que boo koy xool fii ak 2 à 3 mois. am nañu stock yoo xam ne mën na alimenter marché bi ak alimentation wu ménage bi ñaareel ba mu des nag léegi organisation wu distribution bi parce que stock bu amee foog ñu fexe stock boobu yegg ci marché yi mbaa mu yegg ci biir kër yi nañ daan def ba mu yegg ci biir kër gi looloo jafe moo tax ba déggoo nañu ak mbooleem ñoo xam ne ñoo nekk ci chaîne logistique portuaire ñuy liggéey ci port ba ci kilifteefu direction générale port foofa taxawal nañ fa plateforme boo xam ne compagnie maritime yi consignataire transitaire commerçant ak mbooleem acteurs yi ak force de sécurité yi ñëpp lëkkaloo nañu pour ak ñiy débarquer pour fexe bateau bu ñëw wala conteneur bateau bu yeb ay conteneur wala mu yeb marchandise surtout lu jëm ci wàllu dund ñu fexe ñu mën koo débarquer ci conditions yu jàppandi organiser acheminement bi mu génn port bi léegi nag des na mu yegg ci marché yi yegg ci biir région yi mobilité boobu moo jafendi loolu xaw naa jafe tuuti bu fekkee ne boole nañ ci décision yi nga xam ne préfet yi jël nañ ko ci jël décision wu tëj yenn marché yi ne serait-ce que de manière alternative yi ubbi tey bàyyi ñaari fan keneen ubbi loolu tàmbale naa indi sooxe ak jafe-jafe ci activité commerçant yi surtout ci biir marché bi ñaareel ba seetlu nañu également que suñu bokk yi nga xam ne ñooy mareyeurs yi tey jaay jën ñoom it ñu ngi continuer mobiliser wu di def seeni chargement mais jafe na ci ñoom ñu génn Ndakaaru dem alimenter yenn marché yi mënuñoo yegg Kaolack mënuñoo yegg Saint-Louis Kayar sax dem fa difficulté la ba tax na xam nga ñoom guddi rek lañ daan circuler ku daan circuler guddi nag di def say chargement bu bët setee fekk nga yegg ca marché ba débarquer grossistes yi jënd détaillants yi mën a jëndaat ci ñoom su ko defee consommateurs yi ñoo mën a jënd loolu am na perturbation moo tax dafay baax très rapidement ak couvre-feu bi surtout
waaw surtout couvre-feu bi nag moo gën a indi perturbation bi. parce que transport marchandise moom maye nañu ko. ci diggante région yi lii nga xam ne marchandise la maye nañu ko ci diggante région yi. couvre-feu bi maintenant dëgg la ay dérogation la yoo xam ne nii gouverneur nga koy wutee mu may la ko. xëy na nag xat na pour ñëpp mën koo am. wala wuti ko te léeg-léeg yitte yi gars yi di nekk. du leen may sax pour ñu dem doxi. xeetu activité administrative. loolu moo tax aussi may lancer appel. pour que autorités locales yi autorités administratives yi mën a gestu bu baax suñu mbokku mareyeurs yooyu pour que ñu mën a acheminer ñoom it seen i jën d'autant plus que gouvernement bi jël na décision wu maye jox di jàppale ménages yi ci wàllu ceeb ci wàllu dund daal ceeb dëwlin ak li muy àndal. dinañ ci ñëw mu des nag léegi li nga xam ne moo financé woon stock yi. yi nga xam ne importé nañ ko ba mu egsi loolu financement yooyu ci banques yi la jógee. te dafa ànd ak ay charte ak i règles yoo xam ne dana jafe sàmmonteeg moom dana jafe respecté ci contexte bi heureusement banque centrale ci boppam commencé na koo xalaat ba génn na benn communiqué pour wax banque commerciale yi ni leen mbooleem crédit boo xam ne joxe woon ngeen ko te remboursement bi coïncider ak contexte bi crédit yooyu bu leen ko yóbbu ci catégorie bi ñuy wax crédit en souffrance. crédit en souffrance mooy bor boo xam ne mënees koo fay. mënees koo fay daal di entamer ay procédures. waaw voilà daal di entamer ay procédures donc dañu ko dañ ko def ci bor yu normal yi examiner naka lañ koy rééchelonner wala naka lañ koy organiser waat bu fekkee ne activité yu relancé wu donc pour tënk daal fi ñu toll di tembe li gën a jafe mooy organiser distribution wu marchandise bi ñaareel ba. gën a xoolaat relation institution financière yi ak commerçant yi ñetteel ba commerçant yi nga xam ne defuñu ay produits alimentaires pour l'essentiel gisatuñu client tëj nañu ñii doon def textile ñiy jaay ay tissus di jaay dàll ñi doon jàppale suñu bokku artisan yi parce que diggante commerçant ak artisan lu jafee texale la lu jafe-jafe texale la ñooñu ñëpp tëj nañu seen i mbaar tëj nañu seen i boutique daanaka gisatuñu client ñoom it foog naa ne foog ñu bàyyi leen xel pour xool activités yooyu nekk en souffrance naka lañ koy jëlee en charge dans le cadre de l'appui nga xam ne moom la gouvernement bi yaakaar. affaire bi daal mel na ki nii foo ko seet parce que fi ñu ko doon seet mooy ci wàllu wér-gu-yaram naka la ñuy def ba raw waaye nag boo ko tënkee foofu rek dana des ndax nit ki baax na mu raw ci wàllu wér-gu-yaramam waaye nag dund gi moo fi ne. bés bu ne foog poos bi yeeg sàq gi moom foog am luñ ci def Moussa Niang bu ma wëlbati ko ci yow wax naa ko sànq taaba Sénégal yi moom bañ nañ ko ba léegi les chiffres yi sax c'est hallucinant naan 90% économie bi informel la. te informel bi léeg-léeg am na gars yu bokk milliards waaye ba léegi ñoom Ousmane si nangu ñoo formaliste dañuy bëgg a des ci informel bi ba léegi Moussa loolu dama ko kii nii rek. dama ko yóbbante nii rek Moussa artisan yi. bu weesoo ñoom produit yoo xam ne dañu koy defar jaay ko ci la ñuy dundee mooy seen i activité dëgg la mais xëy na ñoom it seen i jafe-jafe jëm na ci ñoom lu ñu def ci cin li tey est-ce que toll nañu foofu ak ban impact la yëf fi amagum ci secteur artisanal bi plus globalement bu ma pour nit ñi comprendre ñu bu ma neexoon ma tànn benn filière rek wala benn secteur rek menuisier bi kii defar lal yeeg ban defe naa ni tey kenn dalatul ñi tal bokk dem ci Soumbédioune bi waxaale lal wala armoire bareetul ku ko waroon jënd it xëy nga aj nga ko ñi waroon a def xew di commander ay mbir ak yooyu defe naa ni buñ ko ajul it am na luñ ci xoolaat bijoutier yi nga xamante ni nii léeg-léeg ñoom ngay faral di waxal defe naa ñu bari aj nañu seen jënd ay takkaay ak yooyu parce que am na leneen lu ñu tal njeexital bi impactu crise bi ci secteur bi ban dayoo la am. bon def naa impact bu am solo la def bu profond bu diis parce que xam nga li ñu doon wax léegi corps de métier boo jël moom mi ngi ciy dugg sax Ousmane que commerce bi nit da nga koy tal parce que tey jii soo jëlee cordonnier bi. da ngay dem Médina da ngay fekk seen toogin. ci benn néeg boo xam ni promiscuité bi. tey jii ñu ni la feebar bi da ngay respecter distanciation bi distance bi. donc ñoom effectif bu fa amoon 25 c'est sûr wàññi nañ ko. patron bi wàññi na ay apprentis. waaw beneen bi menuisier bi ngay tudd léegi tey jii place bi mu yoroon dafa amoon ay xale yoo xam ni ñoo ko doon jàppale apprenti. bari na ñoo xam ni dañ naan jàppal ma fii apprenti bi day ñëw jàpp distance boobu mënoo ko respecté
beneen bi mënoo ñëw exposer xale bi par rapport ak maladie bi peut-être yow di nga jéem fexe ba respecter mesures hygiéniques yi ak yu bari mais day bari lu des. da nga bëgg a wax ni patron yu bëri wàññi nañu seen effectif ne seen i apprenti yeeg yooyu ñuy jàngil métier sax te chaque jour nag bu ñuy wàcc yóbbaale dara. justement Sénégal looloo fi am apprenti lu mu nekk apprenti chaque jour buy wàcc day yóbbaale dara. moo tax ñu ko nee nañ leen ñu toog. moo tax sa titre bi nga wax nan la ñuy def ba cin lii. ñu teg ko loolu moo am solo tey ji apprenti boobu nga xam da daan ñëw ci mbaar mi borom mbaar mi heure bu wàccaan day jox kenn ku ne ñaar téeméer yooyu mooy dem ci kër yi pour bouillir la marmite. fexe ba ñu togg tey. dara ci cin li loolu amatul. beneen bi ci am mooy dafa am lu mu wax lu am solo tey ji li nit ñi tal mooy lekk ak naan. ku xamagul kañ la bët set di set. mooy dañu nekk ci guddi bët setagul. exact. nit ñi économie yi ñu amoon ñi doon def commande tey jii maa ngi jot benn tailleur mu naan ma am bari na ñu defoon commande ci man mais koo ci woo danaan la waaw rek mais doo gis kenn parce que tout simplement talatuñu yére boobu beneen bi état d'urgence sanitaire bi fexe ba xew amatul. nit ñi en général da nga daan jënd pour xew pour wonewu mais nit ñi actuellement li ñu tal mooy nan laay def ba am benn économie ba nga xam ne lii kat 3 mois lay jël lii kat 6 mois lay jël pour mën a denc beneen bu gën a metti mooy am na ñoo xam dañ tëj artisans yi bari na ñu tëj. tey jii bijouterie bi ngay wax bari na bijouterie yu tëj parce que tout simplement mooy ñu ngi wax virus bi ci métal su ci toogee dina ci def pratiquement 72 heures. tey jii kii ñëw di jënd si loo def sa matukaay di nga jël ay objet di ko jox muy téye. tiim mais koo xamoo ba xam jël na ci soo dugalaatee ci biir teguwaay bi. est-ce que. 72 heures xam ne àndul ak daal. àndul ak benn mbooloo. beneen bi mbaar yi ngay gis mécaniciens yi c'est vrai que ñoom dafa am ñaar yu leen dal am na ñoo xam ni moment bi dafa ñëw ñu boole déguerpir leen fa nekkoon. ñu génne leen. mooy tey jii ki nga xam ne da doon xëy pour mën a suba mu am dépense entrepreneur maçon bi ngay gis day wàcc. kenn ku ne mu jox la mu jox la 6000 wala junni muy sa journée tey boobu amatul mais kooku nan lay lekkee nan lay naane donc li ñuy wax di ko def appel mooy bari na ñoo xam ne ñu ngi doon suturlu ci biir koñ yi ci biir gox yi. kenn déggu leen ñu wax parce que booba ñu ngi dund di am as tuut bu ñuy teg mais tey jii amatuñu as tuut bu ñuy teg ay personnes plus que vulnérables lan xam ne ñu ngi wàññ ménage vulnérable yi noonu mais nan bàyyi xel aussi les ménages professionnels la famille professionnelle bi nga xam ni da daan ñëw toog ci mbaar mi di dundal juróom benn nit yoo xam ne kenn ku ne dina am loo yóbbu suba ca tey ci bis bi la koy kii client yëpp dem toog parce que talatuñ ko donc métier la yoo xam ni am na risque promiscuité bi beneen bi aussi mooy am na maanaam dafa naa métti bi ci foofu la gën a métti su doon koo xam ne yaa ngi naan économie koo xam day économiser dara ni noonu naa dugal fii dara pour suba am na ñoo xam ne tey jii matière première bi ñu daan jënd Dakar lañ ko daan jënde si ñu ni la mënatoo fee jaar mën a jógee région ba lay jóge ñëw région bi mais soo amul matière première defe naa mënoo produire soo amul ay bras valides yoo xam ne wàññi nga leen sa productivité dina wàññeeku soo gisatul client nag même soo produire doo ko jaay loolu moo dal artisanat muy ci wàllu ñoo xam ni aussi dañ daan am ay chantier région ba région ñun am nañ ay sunu maam yu nekkoon Ziguinchor dana am ay chantier ay ci région frontalière bi mooy ñimeetun faa taxaw parce que risque bi beneen bi aussi mënatunoo dem sax parce que danoo tëj région bi donc jafe-jafe yu bari la yoo xam ni laal na secteur de l'artisanat métier boo ci jël les femmes transformatrices nga xam ni léeg-léeg daanañ leen jàppale ñuy respecter les mesures hygiéniques sax yoo xam ni mais li ñuy defar lekk la te xamoo kii est-ce que ñoom war nañ ko tiim nii malgré tout suñu defee benn masque est-ce que benn laps de temps duñ ko dindi loolu dal ci li ñuy def tout simplement danoo mujj taxaw def nii donc ñooñu ñëpp ñu jara jàppale lan ñooñu ñëpp mooy li ngay wax ni soo xoolee dimension secteur bi nga xam ne dimension bu am solo la
ñooñu mooy économie bi mooy Sénégal. ñooñu lan war a peut-être dina am ay jàngat yoo xam ni après la comment repenser nos modèles économiques parce que defe naa Covid 19 bi dina am lu bari lu mu jàngale. ci ay termes yu bari yu ñu doon wax globalisation et cetera relations yi. beneen bi aussi mu am ay yoo xam ne aussi dañ ko ci war a jàngat ci yenn corps de métier yi ñu dooleel leen def yenn link yi avec chercheurs yi tey jii ñu ngi def problème de masques yi. mais ñaata tailleur la nam bi ñu defee recensement général des entreprises du Sénégal presque tailleurs yi ñoo ci ëpp pourquoi pas les accompagner ñuy defar ay masques tey jii bi may ñëw rek maa ngi waxtaan ak kenn mu ni ma Détroit dañ ne leen non tailleurs yi ñooy defar masques yi. ñu homologué leen mais tey jii est-ce que scandale bi ñuy wax entre la France et les États-Unis lan la problème de masque. kii def commande masque am mu ñëw ba ci tarmac bi keneen fay lu ëpp. ñu jox ko masque bi. c'est entre la France et les États-Unis les deux superpuissances. c'est-à-dire mënoon nañoo transformer. crise bi foofu dafa am benn aspect bu ndaw bu ci nekk Ablaye mais ñun dañu war a tiit. su fekkee dañuy soxla dara ñaar ñi nga xam ne dañ naan les superpuissances di ko xëccoo bay def ay coups bas mais ñun dinañ xalaat ni nag suñu demee ba soxla loo xam ni essentiel la kon war nañu xool ci suñu biir ñi ko mën ñu dooleel leen ñuy produire loolu. man wax dëgg fa yàlla c'est vrai que chaque jour ñu wax ci mais gouvernement bi jaar na yërëm parce que quand même yaatuwaayu problème bi yaatu gi mu yaatu ak ñi ñu waxalul yëpp sax artisans yi ñuy waxalul boo xoolee waa transport bi. am nañu gaare seen yoon ndax nee nañu ñoom yàpp moitié wu li carte grise bi mayee. daw ci carburant boo xamante ni doo ci génn. clients yi ñëwatuñu. gaare oto yi leen gënal. gaare ba yet lii njeexital li mooy boo gaaree sa oto amoo loo yóbbu ci kër gi. dina ñëw ci li nga xam ne nii gouvernement moom la yëkkati. bëgg koo dimbalee nit ñi. waaye rapidement les deux. est-ce que du problème bi mooy duñ ci buruxlu ba ku nekk bëgg cee dugg naka la ñuy nattee ñi nga xam ne nii ñoo soxla tey jàppale. ndax am na ñoo xam ne am nañ seen activité gouvernement bi li ñuy dégg ci lu bari dafa mel ni néew di doole yi mooy ñi nga xamante ni nii yàggoon nañ leen di jàppale te amuñu woon parce que loolu moo fi nekk ci fichier wu ménage vulnérable. ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne nag ñu ngi liggéey te amatuñu revenu tey parce que am na fi patron yu bari yoo xam ne li leen lié ak mais ka leen di liggéeyal mooy boo liggéeyul amul salaire par travail par salaire. parce que ñu bëri nag ay contrat yu jaar yoon sax amuñu ko donte ñu ngi xëy di am lu ñu suturloo. mais boo liggéeyul patron ba ci boppam produirul wax dëgg fa yàlla mënuñ koo teg mu fay la. naka la ñuy xaymaa ba pare ñi soxla ndimbal li est-ce que commerçant bi nga xam ne yor na bitigam te tey ñàkk a jaay moo ko yóbboo xëy na amul lu mu baxalee cin dañ ko ciy booleem déet Ousmane. absolument dama jàpp ne ci la bokk. mais xayma bi mun naa bañ a jafe parce que boo koy xool ci contexte yi ko jiitu saa yu gouvernement bi mësaan a soxla xalaat wala ay dispositions mu jëm ci fàggu lu ñu dundee pour que mu bañ a manqué ci réew mi wala mu jëm ci fexe ba jël ay dispositions pour que njëkk yi bañ a yokku surtout lu jëm ci wàllu commerce gouvernement bi xam na ñan ñooy interlocuteur am xam nga dafay contexte boo xam ne beneen jàngat bi mu wone mooy leer na ci boppu nit ñi ne état bi moom rek mënul a def lépp état bi moom rek mënul a xalaat lépp bon il est plus que jamais urgent et nécessaire pour que état bi lëkkaloog secteur privé domestique moom la Moussa doon junj léegi parce que ñi nga xam ne ñoo yor sa tissu économique yor sa koom-koom mu réew di organiser chaîne bi nga xam ne ci la di ñëpp di amee revenu parce que koo gis rek dafay dund ci revenu moromam buñ la boo jotee li ngay jot fii li sa wërsëg ci TFM da ngay génn consommer commerçant bi jël wërsëgam bu fekkee ne da ngay jël carburant ki di jaay carburant jël wërsëgam boo jëndee marakis ki defar marakis bi jël wërsëgam boo solee yëre ki ñaw yëre yi jël wërsëgam donc loolu mooy yor consommation wu réew mais su fekkee revenu boobu tàggatémbe na pour ki nga xam ne mu ngi ci secteur du tourisme hôtel ba tëj na ci restaurant bu mag la doon liggéeyee hôtel ba tëj na kooku amatul revenu bu mu mën a bokk ak kenn kooku àla kulli haal fokk mu bokk ci li nga xam ne moom la état bi di def pour que nag état bi mën koo identifier fokk mu wax ak kilifa yi nga xam ne sur le plan professionnel ñoo yor doxalinu secteur boobu donc je pense que contexte la boo xam ne
organisation faîtière yi organisation professionnelle yi mën nañu jouer rôle bu mag ci dimbali état bi pour mu identifier potentiellement acteurs yooyu nga xam ne naka jekk bu dul contexte bi ñu ngi amoon revenu contexte bi tax na tey seen revenu dem loolu mooy premier aspect bi ñaareelu aspect bi li nga xam ne jafe-jafe la également ci évaluation bi parce que foofu aussi bëggoon naa gouvernement bi di leen ñaan ñu dugal fa tuuti benn taux de pondération ndakaaru fi la nit ñi concentré woo daanaka moo concentré li ëpp ci population ci réew mi foog naa ne booy dimbali boo buggee def ndimbal moo xam ne dafa da nga bëgg mu am jeexit ci waa réew mi boo fa bàyyee waa ndakaaru ña ngay laal bu bari tey bu fekkee ne ay ménages vulnérables la ñuy wax wala pauvreté mu ngi biir ndakaaru te quartier bu ñu yaakaar ne yaa gën a yanj yaa ëppi pauvre ci biir quartier bi nit ñi ay sutura rek la ñuy dem donc ñooñu ménage vulnérable yooyu ñu ngi Almadies ñu ngi Ngor ñu ngi Wakam ñu ngi Médina ñu ngi Guédiawaye ñu ngi Grand Yoff ñu ngi partout loolu daf ci am solo. temps bëggoon nañoo tegg ci lim bi waa Ndakaaru Pikine seeti waa biir réew mi. kooku erreur waa biir réew mi naka jekk nag moom ci la ñu bokk. ñu war a seeti lañu waaye bu ñu fi bàyyee waa Ndakaaru dinañ def erreur bu mag a mag parce que su boobaa dafay am déséquilibre bu mag parce que boo koy seet lu ëpp am na ndimbal lu bari loo xam ne daan na jóge ci waa Ndakaaru di dem bitim réew. xoolal jëlal exemple transfert d'argent yi nga xam ne suñu mbokk moodu yi émigré yi ñu ngi koy def. li ci ëpp Ndakaaru lay transité doog a tas ci biir réew mi. wala ñi koy jot fu ñu ko mën a jotee dañuy jël oto ñëw Ndakaaru su ko defee def dépense yi ñu bëgg a def loolu circulé waat. wala sax transfert interne ñi nekk Dakar. voilà te yor seen njaboot. ca kaw ga à l'intérieur du pays effectivement. te lu ñu fay taal fi lay jóge ñu yónnee leen ko au jour le jour. donc naturellement puisque ci biir activité économique bi Dakar est le point de départ Dakar mooy centre bi. naturellement bu fekkee ne impact am na fii Ndakaaru la ëppee bu ndimbal waree am dama jàpp man ci sama xel ne Ndakaaru bi la war a la. Ousmane Sy Moussa Niang est-ce que seen xel daj na ci ñu dem ba ne fi mu toll nii li fi sës mooy wér-gu-yaram a jiitu lépp. activités yi rap nañu tënk lépp seen xel yegg na foofu ak nu ngeen koy waajalee. waaw léeg-léeg ñu xalaat ko mais boo ko xalaatee it sa fit du ko ñemee da koy daxaat loolu lu wér la. mais dañu ñaan yàlla ñu bañ caa toll parce que lii tax ñu mën faa toll rek mooy ñu bañ a sàmmonteeg charte yi nga xam ne ñi ngànk mbiru santé ak kilifay réew mi wax nañ ko tant que ñu ngi sàmmonteeg charte yooyu jàpp nañ ne mbir mi dañu sori du ëpp loxo et puis aussi xam naa ne semaine bi ñu nekk semaine bu déterminante la parce que kilifa yi borom xam-xam yi nee nañu ci semaine bi la ñuy mën a saytuwaat xool ba xam ndax cas yooyu ñu doon wax duggoon balaa ñuy tëj voilà cas importé yi mu nekkoon ci seen biir exactement dana feeñ ndax dana feeñ wala du feeñ terewul nag terewul li leen jaaxal mooy cas communautaire yi nga xam ne fan yi amatul sax feeñatul waaye nag gannaaw cas communautaire yaa ngi woon ci biir réew mi xamuñu ndax jot nañu koo joxe jot nañu ko wàlle am déet loolu yëpp c'est vrai plus ñuy avancer plus waa Kër Docteur kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllu xeex bi ci comité de veille bi épidémiologique bi dinañ ci xam dara ñoom professeur Moussa Seydi Bousso Sall Pasteur ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ci nekk te di ci waslaax bu wax Moussa Niang xayma bi naka lay demee ci secteur bi parce que aussi comme gouvernement bi jàpp na ju yëkkati ndimbal loo xam ne ni nee na dana dem ci askan wi ci misaal rek 146 000 tonnes ci ay tonnes ci denrées alimentaires danañ ko yët nit ñi ci ménage yu vulnérable Moussa loolu taaba yi bokk nañ ci wala dañ koy jox ñi nga xam ne nag seen loxo musul jot seen digg ginnaaw te mooy waa CMEG waa nuñ koy waxatee bourse familiale ak nangam xam nga yooyu moom. gaa yi taaba yi bokkuñu ci woon. waaw dëgg la xam nga defe naa image bi gën a am solo mooy ki nga xam ni daf doon liggéey ci koñ bi mais da doon supporter waale ñu bari. mësul tàllal loxo. tey jii kooku defe naa dañ ko war a fekk jox ko parce que xamul sax luy tàllal loxo. da daan bokk li mu am mais tey jii crise bi ñëw jot ko da daan jàppale même ñooñu ñu naan ñoo plus vulnérable mais tey jii da cee bokk parce que amatul revenu ragal naa ni kenn mënul wax du ci bokk te nga xam da daan liggéey ba tëj place am pour sécurité. yaa ngi wax benn aspect bu am solo defe naa du ma dellu si ci li Ousmane di wax par rapport ak évaluation beeg
par rapport ak état bi daf ko appel pour mu acteurs yëpp mu boole leen ci pour mën gën a am lisibilité par rapport ak fi muy teg. gis nga Ndakaaru. bari na lu fi nekk moo supporté li ci biir région yi. man dama defoon benn métaphore nii la ma ni tey jii su ñu waxoon confinement. tey jii yàlla bu ñu ci yegg moom la ñëpp di ñaan. déjà ñun suñ première communiqué avec les artisans loolu la. dañ leen ñun de lii yàlla bu mu yegg si ci ñun. parce que su fekkee yow soo tey jii ngay lijjanti li ngay joxe dépense mais ñaanoo confinement yàlla duñ ci yàlla musal. te ñëpp wër ñu bañ a amati benn cas. mais tey jii suñ ci yeggoon dañ naan normalement état bi su ne mayee naa ñaari fan pour nit ñi dem mais soo matul Ndakaaru ñu fiy des du bari. parce que ñu bari. da ngay xew-xew yu bari su amee ñu ci bari seen i njaboot ñu ngi ci biir Ndakaaru liggéeyukaay la. tey ju fekkee dañ ne liggéey amu fi ñu bari ñu ngi ci région yi. donc ñi nekk fii ñooy supporter ñi nekk ci kii bi bari na ñoo xam ne ñu ngi fii yor location wax na léegi lu am solo tey ji am na ñoo xam ne am na ay crédit yoo xam ne échéance bi jot na. bien sûr. ñu toog 1 mois liggéeyuñu nan la ñuy def ak moom kon loolu peut-être réflexion la comment surseoir. financement yooyu xëy na réflexion bi ci biir banque yi yomb na parce que c'est structuré c'est organisé bu banque bu centrale joxe consigne banque yi aussi nañ ko wàcce mais même système la ci charge locative yi charge locative ak yeneen i charge ak yeneen i charge électricité bi courant bi ndox bi ménage yi nga xamante ne nii ñoom la seen loxo jotul seen digg ginnaaw loxo bu jotul digg ginnaaw nag man nu ñu koy xaymaa ci jamono ji moo jaaxal ñëpp tranche sociale bi la ñu bëgg a teggil facture yi tranche sociale bi est-ce que ñi doon liggéey te doon daan seen doole te mosuñoo soxla fu ñu tàllalee loxo ñooñu est-ce que dañ leen ci génne am déet rapidement tous les deux. loolu dama jàpp ne génne leen ci électricité lan lañ ci mën a wax. génne leen ci dafay xaw a jafe xam nga bu su ma jëlee exemple ñi nga xam ne dañu nekkoon ci activité de production nekk ci ñi nga xam ne dañuy produire mbiru loo xam ne alimentation nit ñi dañ koy soxla tey la ñu gën a soxla électricité et pourtant commercialisation bi c'est au ralenti loolu lu wér la ñooñu soxla nañu ndimbal dama yaakaar ne dafa am ay besoins de base yoo xam ne jàpp naa ne ñëpp ci war a yem loolu ñëpp ci war a yem parce que xayma ku mu concerné ak ku mu concerné wul dana jafe trop ñi nga xam ne ñoom lañ daan def CMU di leen dimbali ñooñu ay ménages vulnérables lañu mais dafa rawati ci contexte bi ñi nga xamoon ne amoon nañu revenu mën a yor seen bopp mais tey jii boo koy seet daanaka 3/4 yi ñu ngi tàmbali basculer dans la vulnérabilité. bon lan mooy nouvelle critères yu bees yi nga xam ne moom la ñuy définir ménage bu vulnérable loolu moo jafe contexte bi li mu laaj mooy développer la solidarité fexe ba ndimbal gi ñu yor mën a daj sénégalais yi loolu nag pour mu mën a nekk foog naa ne foog état bi jàpp naa ne nag bu ñu ko ñoom ci seeni réflexion parce que contexte bi ñu nekk dafa rendre caduc toutes les planifications yi defoon yi ko jiitu bari na ay xaalis ak i alal ak i en tout cas ay budget yoo xam ne mu ngi fii ñu prévoir woon ko pour yeneen di activité ñu jagleeloon ko ak ay institutions réflexion bi nag daf ci war a bokk pour ñu xool ku ci nekk xëy na li mënul a ñàkk li nga xam ne ay dépenses la yoo xam ne dafa aju woon ci ay mbiru confort ci ay mbiru prestige yooyu nag dañu nekk ci contexte boo xam ne dafay laaj nit ñi démarqué wu nag loolu ñu ñeme koo tudd ñeme koo laal ñeme koo analyser pour que loolu ñu mën ko nag mu bokk ci li ñuy séddale waat sénégalais yi parce que boo koy seet ñëpp a yem ci alalu réew mi waaw bu ñuy fàttaliku sax parce que loolu ci histoire Sénégal la bu yàggul moom président Macky Sall 2012 ñëpp a ngi koy fàttaliku loolu taxoon mu tasoon fii institution bu mag bu nekkoon fii ci réew mi ndax dañoo tolloon ci jamonoy mbënd maanaam xaalis ba nga xam ne moo fa waroon dem ci Sénat ba ñu tas ko dugal xaalis bi ci mbënd mi nga xam ne ni moo fi nekkoon defe naa yu mel noonu ngay wax aussi waaw yu xëy na sax mënu fi ñu contexte bi ñu toll waaw mën nañu bañ a yegg sax ci tas mais am na ay budget yu jëm ci ay réunion yu mag yu institution yooyu waroon a prévoir maanaam yu jëm ci réunion yi amatul yu jëm ci seen i carburant budget téléphone yi war nañ ko gën a mën a xool wàññi ko et cetera donc yu mel noonu fu ci nekk war nañu xool lan la ñu mën a def économiser waaw économie yu mag a mag a mag économie yi nga xam ne moom la président jéego yi mu ci doxoon mu jëm ci wàllu téléphone
francophonie tey la rawati nag tey la ñu war a gën a gëstuwaat ci yan poche yan ligne budgétaire yan niche la ñu mën a def ay un maximum d'économie pour mën xëcc fa ay ressources pour que dimbalee ko waa réew mi. Moussa Niang boo déggee ni ñu junjee ñi ñuy dimbale am na njàqare est-ce que associé nañ leen sax ci xeetu réflexion yi parce que gis nga ko. waaw am na fonds de contingence boo xam ne moom la ñuy xeexee yëf yi. am na it annoncé nañu 50 milliards yoo xam ne moom la ñuy dimbalee secteur économique dans un premier temps bokkul ak 1000 milliards yi nga xam ne président woote na ko pour partenaires yi ak képp ku ko mën nga dugal ko muy xaalis boo xam ne nii xëy na danañ ci suqali ko mais loolu def naa ci lu gën a sori la. li fi nekk mooy 64 milliards fonds de contingence. moo xam ne moom la ñuy dugal pour xeexee ko lor bi. ak li mu laaj yëpp. lu ci bari nag ci matériel la ak waa kër docteur ak nangam. ak it 50 milliards yoo xam ne dañ ko dimbalee économie bi. économie bi nag bu ñu koy wax souvent aussi li difficile mooy nu ñuy dimbalee secteur informel. Ousmane xanaa bu ñu ci jógee tamit Moussa ak yéen ñaar laay boole laaj bi. xanaa bu ñu jógee ci lii secteur informel nag wax dëgg fa yàlla parce que fu ñuy séddalee wala fu ñuy limee. lu ñu ne lu informel rek presque dañ leen di jékki. oui en général. parce que nag aussi bon informel mooy loo xamante ni xayma bi jafe na teguwul ci dara te ni muy doxee xëy na aussi mënuñ jëflanteeg moom. informel gis nga informel bu nekkee situation bi mu nekk boobaak léegi continuer ci nekk. état bi la neex état dara réeru ko dara tëwu ko dañ leen di wax informel parce que dañu jàpp ne ci la ñuy yëngu. mënee su ko identifier amuñu comptabilité loolu neex naa saafara boo koy xool nag activité la boo xam ne maanaam système la boo xam ne dañ ko fi bàyyi muy dundal ñu baree bari dafa mel ni système la bu ñu fi bàyyi muy entretenir ñu baree bari xam nga secteur informel du particularité wu Sénégal foo dem ci àdduna bi am na secteur informel mooy am na as tuut ci ñuy yëngu ci wàllu économie ñoo xam ne moo xam ñuy taaba wala ñuy def ay liggéeyu fortaatu wala liggéeyu ndaw yoo xam ne ñu ngi koy def te compté wuñu leen ca entreprise yi am na ci réew yu mais ni mu mel Afrique mooy différence bi diggante Afrique ak bitim réew mooy Afrique secteur informel daanaka mooy règle bi waaw secteur informel amuñu problème localisation parce que bu ñu ne secteur informel xam nañ fu ñu nekk xam nañ ñan la ñuy wax génnul artisan yi génnul commerçant yi te boo koy xool 80% ci commerçant yi ak artisan yooyu ñuy wax informel mais ñu formel lañu. justement parce que bu fekkee ne am nga bërëb booy liggéeyee ñu mën laa identifier mën laa localiser nga am métier di ko doxal nekk pignon sur rue nekk ci mbedd mi di jëflante la ngay def tëjoo ko nëbboo ko. mais ci lan nga informel dañ lay wax informel rek parce que takkoo cravate toogoo ci ay bureau waxee nag ñàkk déclaré aussi voilà. ci ñàkk déclaré activité bi au jour le jour pour bon yi ci nekk yëpp mooy ci raw ci impôt ak yooyu mais xëy na beneen waxtaan la sax mais loolu bokk na ci boo koy xool nag li ci ëpp mooy li ñuy wax ci tubaab abus de langage xam nga dañu tàmm di wax informel ba daanaka ñëpp la ñuy ñaaxaale ci biir secteur informel bi da ngay xool suñu mbokk yi nga xam ne ñoo mais xëy na loolu moo ko caractérise ñàkk a contribuer ci impôt bi dëggantaan c'est-à-dire rawale lu bari ci activité ci looy jaay ba doo ci déclaré loolu aussi lu fi nekk la. non da nga daan contribution boo xam ne xëy na yaatoogul comme ni ñu bëggoon mu yaatoo. mais ñu ngi def contribution. parce que contribution globale unique impôt synthétique mais commerçant yaa ngi koy fay artisan yaa ngi koy fay ñun ñoo ko bokk waxtaane woon ak nguur gi bi nga xamee ne ñu ngi def réforme code général des impôts en 2012 ñun ñoo leen bokk waxaat ne jot na boobaak léegi kenn évalué ko. nañu bokk toog évaluer ko bi nga xamee ne sëñ bi Niass directeur général des impôts lancé na son programme de yaatal ñu ne ko waaw yaatal d'accord nañ ci waaye nag dañu ñëw xool bokk toog waxtaan ba xool modalité yaatal bi naka lay demee ak fi mu ne nii niveau d'imposition bi lan la ñuy teg nit ñi. nga xam nga yaatal bi li ko lal peut-être que du suñu waxtaan li ko lal mooy li fi nekkoon mais Ablaye li nañu ko weesu bu ngeen nangoo mais Ablaye li déterminant mooy est-ce que secteur informel boobu amal na njariñ réew mi wala amulul njariñ réew mi kay loolu moo déterminant xam nga te moom la Moussa doon wax sànq bu ñu la waxoon tey commerçant bu nekk wala artisan bu nekk mais ñaata surga ñoo aju ci yow nga taf sa gémmiñ da nga naan c'est pas possible ku ci nekk di nga yor ñaar fukki nit fanweeri nit ci biir kër yi waaw mais xëy na li ñii say apprenti lañu ñii yaa leen yor
xoolal suñu bokk yi nga xam ne ñu ngi doon yëngu ci wàllu activité wu pousse-pousse gisatuñu bagage suñu pousse dawal ko tu sareet yi wàññeeku nañu mais ñooñu ñëpp informel ñoo leen di dugal ñi yor transport bi mais 90% yi seen i oto wéer nañ ko parce que gisatuñu lu ñu livré. waaw xëy na seen contribution ci gafawu nguur gi moo proportionnel par rapport ak ni activité bi développé. mais ñoom seen contribution am na solo. parce que dinañ ci ñëw xam nga ñu ngi mais Ablaye non foofu ñu ngi dimbali nguur gi te nit ñi xamuñu ko xam nga lu ñu dimbalee nguur gi mais ñooñu ñëpp bu ñu amul wala lu ñu def jooru ci mbedd mi. li ci am solo daal te nguur gi moo yor seen responsabilité. li ci am solo daal mooy plan yaatal bi. bu direction générale impôt. lu am solo la. d'accord nañ principe bi mooy. surtout ci li leen concerné suivre nañ ko principe bi mooy li fi nekkoon laaxal beeg yooyu yëpp koo xam ne ni nangu ngaa ñëw dugg ci circuit bu bees bi la fi nekkoon mën nañ voilà ñu jàll ci leneen daal ñu joxante loxo te tey Ousmane. foofu d'accord nañu waaw. fi Ousmane di waxee impôt bi ñu bàyyi ko ñu wax ci. d'accord fi Ousmane di waxee mooy en fait secteur informel sax presque amul. c'est vrai que gars yi dañ naan économie informelle. et puis xool parce que artisans yi ñoom ñëpp sont immatriculés à la chambre de métiers. oui. donc amul ñii am na registre de commerce. ñëpp pourquoi pas may ma rek pourquoi pas bëgguma nga delloosiwaat ma ci parce que fi mu informel yi am ko gën a xam fi mu informel mooy ci contribution ci gafa nguur gi waaw. non dafa am état buy wax sax foofu lay waxee. non je vois gis nga. c'est tellement mal structuré que lu bëri day ruus. dëgg la dafa am lu président de la République waxoon la ci cérémonie de lancement cérémonie officielle de recensement général des entreprises avec ANSD. daf ni ñun suñu économie nii la bindoo kon ñun dañu war a jàngat économie bi ni mu bindoo gën ko dooleel defe naa ci loolu sax peut-être bañ nga ma dugg ci mais peut-être ci loolu la yaatal ñëw juddoo parce que nit ñi aussi ñi ngi contribuer te suñ sañoon di gën a contribuer pourquoi parce que soo leen accompagner ñu gën a bari doole contribuer parce que artisan bi su sañoon day màgg commencé nang dem ba yor peut-être petite moyenne entreprise petite moyenne industrie et cetera parce que dëkk yu bari yu développé loolu la te tey jii am na ay opportunités yoo xam ni mën naa am tey jii li ñuy ñaan mooy toujours dañ ciy dellu si mooy wax ñëpp sensibiliser leen ñu gën a respecter mesures yi les barrières. mesures barrières yi. beneen bi aussi mooy ñu xalaat suba parce que àdduna soo fi nekk aussi crise bu mu mën doon day jàll. nga xalaat suba. xalaat suba bi defe naa ñun dañ ci am wàll l'artisanat ñu am Ousmane ñëpp. luy changer ci yéen ak fan ngeen bëgg ñu jëm. fan lañ war a jëm ci directement suba. parce que fi ñu war a jëm suba mooy fexe ba réew mi li ñu defoon mooy réew moo xam ni li muy consommer yëpp ci biti lay jóge. ñu fexe ba li muy consommer lu ci bari. di des ci biir réew mi ñu koy transformer ci biir réew mi. ñii di bay ci biir réew mi ñii di ko transformer muy jur ay emploi élargir assiette fiscale bi jur ay petites et moyennes entreprises defe naa foofu lañ jëm parce que tey jii beneen bi wax naa léegi problème mu masque yi ñaw la lu xam ni soo leen accompagner tuuti ban link lañ war a def avec chercheurs yi universitaires yi tey jii maa ngi dégg waa école polytechnique ñu defar benn respirateur artificiel donc c'est possible gis nga àdduna nit soo tëjoo rek commencer réfléchir nag nan laa ciy génnee nan laay adapté woo loolu survie la question de survie la nan laay adapté woo donc tey jii bari na jàngat yu ñu jàngat mi ngi mel ni ñu naan lalu hôpital yi ñu koy jëlee bitim réew pourquoi pas ànd ak suñuy artisanat ñu fexe ba nga xam ne dinañ def ay prototype de lal yoo xam ne avec experts yi chercheurs yi docteurs yi ñu mën a teg loo xam ni artisan bi day am liggéey xale yi liggéey parce que loolu lañ soxla lekk bi li muy wax na ko chaîne de valeur yi ñu bari ñoo ciy dund mooy fa mu tegu gardien ba tey jii bari na ñu tëj loolu dinañ ko def benn appel ministère de l'intérieur bari na ñoo xam ni tëj bi mi ngi leen fekk ci biti ci région yi seen place yooyu ñu tëj amatul sécurité ñu ngi ñaan autorités yi ñu regardant ci loolu di ko bàyyi xel parce que mën ngaa gis benn waaye mu ñëw di kii fekk loolu moomu ko yooyu yëpp ay aspects yoo xam ni crise bi dafa nasaxal mën naa ni artisanat beneen bi moom wax na ko léegi économiquement ëllëg mën na ni opportunité d'une certaine manière comment repenser le modèle économique africain sénégalais parce que tey jii suñu demee ba nga xam ni kenn ku ne yaa ngi korkor yi tëj say frontières la ma daan jéggaani fële kële gën ma ko soxla
mais defe naa duñ ci jot de. mais Moussa affaire bi du ci vraiment bu nekkee ci réflexion bi du état bi rek defe naa soppeeku bi. ci nit ñi la ci doxalin bi la. waaw mën naa la rendre sax benn critique boo xam ne artisan yi may nañ leen fi 15% commande publique bi loolu pour yéen la pour ñoom ñoo ko moom mënuñu koo absorber alors que structuré la organiser wu ba boo laajee ñu jox la ko mais y a tellement de barrières yoo xam ne nii nit ñi ñoo koy tegal seen bopp ba duñ ko mën a jël. mais am na loo xam ne c'est des facteurs exogènes yoo xam ni. xam nga Ablaye d'accord non facteur si. non am na non ñun dañu bañ xoolal xam nga tey jii ñun dañu war a nangu. pour defar. dañu war a nangu pour xam ni ay acteurs non négligeables la ci l'économie bi dañ ko war a nangu. donc luy defar dañ ci war a ànd mais am na loo xam ni day am loo xam ni ñun suñu responsabilité la. li ngay wax noonu mais am na ñoo loo xam ne aussi responsabilité ñeneen ñi la. parce que soo ma ne mënuñu ko absorber. mu ngi fi des chaque année ñu ne leen mu ngi nii. gis nga Moussa man damay loolu responsabilité état bi la gis nga droit. buñ ne nee may nañ la droit bi léegi yaa ko moom loolu mbir la loolu daf lay habilité pour nga mën koo jëfandikoo mais doole ja ngay mën a jëfandikoo droit boobu état moo la koy jox. parce que bind rek ci code bi ne 15% des marchés may nañ ko léegi artisans yi doyul dafay ànd ak boole leen ak DER mu jox leen xaalis dafay ànd ak boole leen ak ku leen jox accès à la technologie. dafay ànd ak boole leen ak ku leen former pour que rideau yi nga xam ne moom la ñu état bi bëgg a soxla ñu def ko aux normes. pour le coup nag pour les standards. ma ne ko pour le coup ci bii moom Moussa xam na bu baax. parce que non wax na lu am solo wax na déjà DER bi. non accompagné loolu mais léegi Ousmane ok bon DER bi wax lii c'est le président de la République même moo ko wax. DER bi xam nga mu ngi door a ñëw. non xam nga commande publique bi 15% yi moo fi jiitu ay DER ak yooyu. on est d'accord DER moom ci ñaari at yu mujj yi. mais li ma bëggoon wax rek mooy dafay ànd ak ay modalités pratiques opérationnelles. yoo xam ne dañ leen koy jox. pour dooleel nit ñi mais évidemment ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox ñoom it il faut ñu am volonté wu mën ko jariñoo. Ousmane ci sa njëlbeenu kaddu bi émission bi di tàmbali ci sa njëlbeenu kaddu. wax nga fi ni stock mu ngi fi. ci lu ñuy besoin ci denrée de première nécessité tudd nga leen ceeb diwlin suukar ak yooyu nga xam ne jaxte-jaxeeku ne yittewoo pour seen cere ak yooyu. mais buñ ci jógee xanaa sañ nañoo njort ni dañu liggéey de telle sorte que waxuma ni dootuñu jëlee dara bitim réew waaye lu ci bari nag mën a meññee fii ci biir réew mi ñu am ko mu mat mu doy. mais dafa jot te ba mu jotee sax yàgg na. diwlin de liñ ci xam ci gerte lay jógee. exactement bi gën a baax. waaw gerte gi am nañ ko ba doyal ba naan sax. waaw. li fi nekk yëpp mënuñu koo jëfandikoo. dëgg la waaw te ñuy dem di jënd ji diwlin bu ñu jógee kon ci crise bi xanaa war nañoo mën a fexe c'est-à-dire mais aussi laaj bi mooy lu tax ñi koy importer ji yéen commerçant yu mag yi borom voilà lu tax dugguñu ci filière yi parce que gerte gi bu ñu nee mënuñu ko absorber ba ñu ngi koy jaay bitim réew xanaa ñi fi nekk dañ cee duggul. taxawal ay industrie de transformation parce que aussi li mujj ñu mooy chaîne de valeur yi industrie de transformation yi petite unité de transformation yooyu da ngeen ci mënul dugg wala. mën nañ ci dugg bëgg nañ ci dugg mais dafa am ay préalable li mu wax sànq Moussa. dafa am solo gis nga contexte Covid 19 bi. dañ ci war a boole ci jàngat yi ñu xool ñu bokk xoolaat. perception. ak considération ak regard bi nga xam ne moom la état bi ak ñi koy liggéeyal am ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee secteur privé. dañu war a fulaal secteur privé domestique jox leen maanaa li leen laaj seen xalaat te di ci tenir compte. am na évaluation bu ndaw bu borom xam-xam yi def ci wàllu mbiru investissement mu jëm ci secteur agricole xam nga kan mooy premier investisseur dans le secteur agricole. c'est le paysan sénégalais li muy dugal ci secteur agricole mais amaguñu benn investisseur étranger bu ko dugal ci biir secteur moom mooy premier investisseur bi ñiy importer dañuy jël xaalis ci banques yi. banques yi ci seen bopp ñi leen di jox xaalis banque commerciale yooyu di jox di financer importation bi opération d'importation yooyu la ñu gën a wóolu dugal fa xaalis que jël xaalis. que plutôt que jël xaalis dugal ko ci ay investissement domestique wala ay investissement productif. loolu nag la ñu war a laaj lu tax banque yi fi nekk amuñu
suffisamment de confiance pour jël xaalis bi jox ko opérateur économique yi ñu dugal ko ci ay activités d'investissement productif et de transformation loolu mooy bi ci njëkk. ñaareel ba mais dafay ànd ak environnement des affaires boo xam ne dafay nekk environnement des affaires bu propice ñu ngi doon waxtaanee léegi mbiru impôt. da nga yaakaar ne xamuñu fi impôt nekk ah mais ñu ci bari bu ñuy dem impôt dañu yëglu maa ngi ñëw fay si ka ngay woon ne la maa ngi ñëw fay si moo lay digal fooy jaar ba rëcc mais ki nga xam ne dañ naan informel la jàngul comprendre le document amul formation technique. mais kooku dafa am moyen technique bu mu mën a contourner les dispositions du code muy code des douanes wala code des impôts moom dañ koy teg ci yoon donc état bi ci boppam moom it moo war a yeesal li nga xam ne mooy administration muy administration fiscale yeesal ko ba pare garantir transparence bi loolu c'est déterminant xoolal ñi nga xam ne ñoo nekk ci segment wu horticulture tey bay nañu carotte bay pomme de terre bay soble loolu bokkul ci ndimbal yi nga xam ne gouvernement baa ngi koy def fa ñu ko bay fa lañ ko stocké c'est des denrées périssables amuñu fu ñu ko conserver mënuñu ko indi Ndakaaru jaay ko mënuñu ko yóbbu marché Castor jaay ko mënuñu ko yóbbu ci benn marché jaay ko ñooñu lu ñuy def ak seen production amuñu benn mesure conservatoire bu ñu jëlagul pour organiser conservation produit yooyu pour mu bañ a yàqu ñi ci defoon seen xaalis bañ a perte pour que réew mi mën koo jëfandikoo mais réflexion yooyu mais du ay opérateurs économiques rek ñoo ko mën a engagé. xam nga lu yëngu lu de la ko yëngal la ko ëpp doole. dafa am ay doxalin ak xeetu xalaat yu bees yoo xam ne kii yor nguuru réew mi muy état bi yor kilifteef yor doole ji moo ko njëkk a yëkkati ba pare nag invité ci waa këram su ko defee nit ñi sawar daw angur feewu parce que industrie métier la boo xam ne c'est à part. métier la boo xam ne ba du métier wu jënd ak jaay. bala nga cee dugg di nga xam métier bi lan la laaj ak lu mu làmb possibilité yi am na ci c'est énorme bu ma jëlee rek ci spéculation yooyu ma tudd xoolal li ñuy importer ci poudre d'oignon yooyu jéggi na dayoo. parce que li ñuy fabriqué ci mburu bion ak bépp xeetu togg li ci ëpp poudre d'oignon boobu daf ciy dugg facture bi ëpp na 400 milliards par an opportunité bi nekk ci indi ay usines yu ndaw pour que ñu wal soble si conditionné ko jaayaat ko ci biir réew mi moo xam wala ñu exporté ko ci sous région bi opportunité yi fa nekk du jeex yaa ngi doon joxe exemple dëwlin ci génn dëwlin ci ñun ci gerte moo gën a yomb moo waroon na gën a yomb dem ba Malaisie wala dem ba Ghana wala Côte d'Ivoire di jëndi dëwlin mais fi mu ne nii dem importé ji dëwlin moo gën a yomb génn dëwlin ji pourquoi parce que facilité yi chinois yi am ñëw ba fii romb commerçant yi romb artisan yi doxam ànd ak seen oto dem ba boor champ dugg ci àll bi waxaale ak suñuy baykat chargé gerte gi yóbbu ko Chine mais facilité yooyu doole jooju leen seen gouvernement jox bu ko joxoon secteur privé kenn waxtu ko ñu transformé bu ñu jógee ci li loolu lu ñu war a toogee la mais systématiquement non seulement ci contexte bi war nañu jël ay mesures conservatoires ba comme ni ma ko doon waxee léegi parce que amuñu yéenewu activité de production yi arrêté ñi doon bay ceeb ñu ngi jëm ci saison bi incha allah léegi nawet bi egsi dañu ñaan yàlla ñu tal ko fekke ko ba mën a bay ceeb ñi nga xam ne ñu ngi woon ci produit horticole te am ay stock yoo xam ne récolté nañ ko ba pare mais war nañu jël ay mesures transitoires yu mën a permettre ñu organiser conservation bi pour que produit yooyu bañ a yàqu ñoom it ñu xool lan mooy seen manque à gagner lañ leen te mën a jukkil ci wàllu ndimbal ñu defal leen ko su ko defee produit yooyu ñu denc ko en attendant pour que mu mën alimenter le bon fonctionnement du marché enfin di achat bu rëy bi gouvernement bi di waajal dana indi tuuti perturbation ci fonctionnement wu marché bi boo koy seet commencé na sax parce que bu annoncé ne dafay jënd 146 000 tonnes de riz 10 000 litres d'huile annoncé yeneen njëkk yoo xam ne da koy jënd forcément ñi nga xam ne ñoo bëgg a compétir ci appel d'offre boobu dañuy waajal stock yi ku ci amoon stock yëg ko yaa ngi waajal loolu dootoo nangoo jaay te demi grossistes yi ak détaillants yi jënd ci ñoom seen stock dafa limité non seulement stock faible capacité de stockage la ñu am yu limité mais rythme ba seen produit doon demee aussi demeetu ni su ko defee loolu it dana am mesure de correction yoo xam ne foog naa ne ministère du commerce mu ngi ciy réfléchir pour xool naka la ñuy apporter des mesures de correction ba nga xam ne bu état bi jëlee loolu jënd ko li des ci marché bi ci wàllu produit du sooxe. Ousmane ñu ngi jeexal commerçant yi lay déglu représenté ci UNACOIS toog nekk ci njàqare xamuñu ëllëg lu ñuy taalee lu ñuy def ci marmite tey loo leen mën a wax est-ce que yéen a ngi ci chaîne de discussion bi ak état bi
en 2-3 mots rapidement recommandation ci. commerçant yooyu muy yëpp maa ngi leen di massawu commerçant yi industriels yi opérateurs économiques yi maa ngi leen di massawu ci situation yi ak xat-xat yi. di leen gën a ñaan ñu sàmmonte góorgóorlu ci charte yi nga xam ne moom la ñu tëral ci réew mi lépp lu jëm ci wàllu santé ñàkk nuyoo ak cet gi ñu fexe ba sàmm ko bu baax. kilifa yi nee nañu wàññi nañu déplacement yi dem beeg dikk bi loolu nañ ko observé sàmmonteeg moom bu baax a baax. ñetteel bi fi may daanale di dalal seen xel mooy seen président Idi Thiam léegi laa quitté ak moom suba ba ngoon il est en contact permanent avec les plus hautes autorités du pays mooy président de la République ak mbooleem ministre yi ko wër di yëngu ci loolu. léegi bi may génn ci bureau bi la ma président bi jox courrier boo xam ne mu ngi jóge ci suñu ministre Dame Diop nga xam ne moo yor artisanat ak formation professionnelle mu ñuy wax nañu ko commencé recenser mbooleem suñu gaañ yi ñi nga xam ne am nañu ay xat-xat ak i jafe-jafe. kon de am ngeen bon problème gouvernement bi bàyyi na leen xel. seeni responsable bàyyi nañ leen xel nañu bokk gérer situation bi incha allah jàpp nañ ne jàmm rek ay xew. am ngeen problème ne recenser jamono ji ñi soxla ndimbal gi yëpp. mais jafewul fekk nañu xamante suñu biir. jërëjëf Moussa Niang rapidement ñu daal di tëj. li ñuy wax ñëpp mooy ñun déjà am nañ benn mémorandum boo xam ni wax nañ ci impact bi bu rëy partagé nañ ko avec le ministre de l'économie Amadou Hott bi nga xam ne moo yor force Covid 2019 beneen bi ak suñu ministre Dame Diop wax leen peut-être li ñu xalaat pour atténuer métti yi mais beneen bi aussi ndimbal bi ñuy xaar par rapport ak mooy famille professionnelle yooyu nekk artisan yi beneen bi aussi mooy digal leen ni leen ñu moytu parce que bon ay ressources humaines de qualité lañ capital humain la boo xam ne ñun dañu war a gën a fagaru ci wàllu xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal ñu nekk ci biir mbaar yi ci biir ateliers artisanaux yi ñu gën leen bàyyi xel parce que xale mooy avenir beneen bi aussi ñu ñaan aussi que nguur gi mu xam ni am na lu sooxe lool ci wàllu les artisans du Sénégal ñu bàyyi leen xel bu baax a baax mooy comme ni ko sama frère waxee le secteur privé artisanal. jërëjëf Alhaji Moussa Niang président conseil national des artisans du Sénégal ak Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif bu UNACOIS te ñuy waxaat mbokk yi acteurs yi ñi nga xam ne nii dañuy liggéey di xëy te tey xëy na xëy mi demeetul noonu teel a yuuxu baaxul naam dana dëgër ñu jàppee ko ñëpp dana dëgër nag dana dëgër ndax xeex bi moo metti te kuy dem ci guerre aussi da ngay fagandiku xëy na bu ñuy sombi sax di ko suukar bu fi loolu desee nañu ko def xëy na dootuñ ko mën a defee comme ni ñu ko daan defee léegi jën yu mag yi sax amatul donc ñu pare en tout cas pour takk suñu biir voilà ñu pare pour takk suñu biir parce que dafay metti mais ñëpp a nekk ci même bateau bi gouvernement bi ñoom mook askan wi même bateau la ñu nekk du suux bu suuxee ñëpp suuxal donc ñu pare takk suñu biir du yomb ñuy gërëm ñi ñu doon seetaan yëpp kii gaar wala ECODEF déedéet économique sociale ñoo bokk ànd moo tax acteurs yi ñu dalal leen fi doon wax ci yooyu yëpp ñu leen di gërëm di leen fàttali ni 207 cas moo am ci Sénégal ñuy fàttaliwaat raxasu ba set toog jàpp njàmbur xale yi tënk leen ci kër gi gannaaw yokk nañu vacances yi ñu toog seetaan programme Futurs Médias ci kanam soir d'info le journal 20h ak yeneen i programme njàkkaarloo tey incha allah ci àjjuma ji jërëjëf ba ëllëg ak jàmm.